yaa jiite association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie nees koy tekkee ci wolof sax maanaam yéen ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcc ci wàllu jaww jeeg la ko sut asamaan ak la ne ca gannaaw asamaan. ci gannaaw voilà mu ngi noonu dañ leen di faral di seetlu at yi nag ci lépp lu jëm ci xool weer bi feeñ nag feeñut. am na xayma gu ngeen def tënk ko. sukkandiku ci xam-xam bi nga xam ne moom ngeen di yëngu ci wàllu astronomie. ci wàllu séntum weeru karité bi rawatina ngeen ne bu tey moom impossible maanaam mëneesul fexe ba teg ko bët ci tund bi di Sénégal ak la ko wër. xëy na ëllëg te ne ngeen ëllëg sax dina des na ko mën a gis. mën nga nu expliquer fu njàngat googu ak calcul boobu nu ngeen ko defee. waaw jërëjëf Babacar di nuyu auditeurs yi ñuy déglu di wax rek xëj na ci li nga laaj li tax ñu waxee noonu mooy weer dafa am loo xam ne àdduna bi yëpp moo ko bokk mooy bés bi nga xam ne ak waxtu bi nga xam ne dafay juddu weer bu ñu ne juddu na mooy tekki ne que mois lunaire bi ñu génn weer bi ñu génn jeex na mi ngi tàmbali beneen tour bu bees. su boobaa nag ñu mën a commencé taxaw di ko séentu weer bi suy juddu tey ci mercredi bi day fekk jant bi sow ba noppi xam nga booy séentu weer day nekk jant bi sow nga doog a taxaw séentu waaye weer bu njëkk a tëdd jant mënoo ko gis booy séentu da ngay séentu lu nekk ci asamaan si donc tey jant bi bu neexee yàlla dina tëdd à 19h39 mooy heure bi ñuy ndogu waaye fekk na weer bi tëdd na bu yàgg. xam nga loolu nag wax dëgg yàlla am mënuma xëy na xel nanguwul sax ni taxaw ne gis naa weer wala maa ngi koy séentu moom la ñuy ñaan mais ci bi ñuy noonu la demee woon lii ngeen wax ci tey. moom ngeen waxoon ba ñuy am terewul ñu ne gis nañ ko Mali feneen ak Niger ba am na ñu ne gis nañ ko Sénégal te yéen da ngeen ni xel mënta nangu c'est-à-dire que techniquement scientifiquement. kenn mënoon gis. weer wi ci Sénégal loolu moom. nu ngeen ko jàngatee ute na ndax bi ñuy jant bi dafa sow weer bi topp ci ginnaawam fukki simili donc boobu ute na ñun jege bi ñu jegente woon weer bi ak jant bi moo tax ñu ne bët mënu ko gis donc am na différence waaye bii nii mercredi bii nii weer bi du topp ci ginnaaw sax jant bi moom mooy njëkk a tëdd jant bi topp ci ginnaawam te ñiy yàgg séentu weer xam nañ ne da ngay bàyyi ba jant sow ba asamaan si commencé lëndëm ngay doog a séentu waaw waaye booy séentu loo xam ne moom moo jiitu jant bi sow na ba yàgg nga teg ci lu mat fukki minute jant bi di doog a tëdd loolu weer nekkul sax ci asamaan si donc mooy différence bi bële nag fukki minute weer bi moo toppoon ci ginnaaw donc foofu sax am nañu ne gis nañ ko yu mel noonu ñun information yi ñu yor méngoowul ak loolu moo tax réew yu àdduna bi yëpp daanaka ñoom alxames le 17 la ñu commencé woor ni ko Sénégal defee waaye bii pa moom ñu ngi ñaan yàlla nit ñi ñu bàyyi ci xel àdduna bi yëpp ñoo ci bokk yam fi weer bi juddoo dina fekk jant bi soowagul donc il faut que jant bi soow ba noppi. mënta feeñ tey fenn ci àdduna dafa nekkul ci asamaan si sax. bu jant bi tëddee weer bi moo ko jiitu. waaye suba mën nañ koo gis. bu subaa nag incha allah weer bi dina nekk ci asamaan si lu mat juróom fukki simili maanaam 52 minutes. des na ko teg bët. bu fépp fu asamaan si leer amul ay niir yu ko nëbb fépp foo taxaw fii Sénégal di nga ko mën a gis 52 minutes doy na pour ñu mën a gis. weer bi incha allah rabbi mais yaa ngi wax ne kenn mënu koo gis ci àdduna bi yëpp mais. gis nañ ne parfois yéen lu ni mel da ngeen koy wax mais. ay nit ñëw ne wax ne weer bi feeñ na soit ay réew yu ay Niger ak ay Tchad yu ni mel. weer ba feeñ na fa loolu nu muy demee mu feeñ réew yooyu feeñul Sénégal alors que ñoom nee nañ feeñ na ci réew yooyu. alors loolu aussi laaj bu am solo la il faut que ñu wax nit ñi déglu ñu xam naa lu ñuy jàngalee sax la nit ñi xam ne que Sénégal àdduna bi léegi fi mu nekk dañ ko xaaj ñetti pàcc benn bi njëkk mooy ñi nga xam ne dañuy topp décision Turquie moom dañu jàpp ne que ñoom dootuñu séentu dañuy calculer kese am na réew yoo xamante ne ci àdduna bi ay réewu jullit lu Turquie wax rek ñu topp ci donc Turquie mën na calculer jël décision ne dafay tey fekk ñiy séentu di xaar ba gisal seen bopp gisaguñu ñaareelu pàcc bi mooy ñi nga xamante ne dañuy topp Màkka loolu toll na ci presque 50 pays yu musulmans yoo xam ne lu Màkka wax rek loolu la ñuy wax beneen pàcc bi mooy bi nga xam ne ñoom dañuy séentul seen biir réew ba gis ko te Sénégal ci boobu la bokk li indi loolu yenn saa yi mooy nit toog dégg ne que waa Mali dañuy woor suba xamuñu ne waa Mali dañu jël décision topp Màkka Mauritanie jël décision topp Màkka gisuñu weer waaye dañu topp Màkka donc ñun ak Màkka mën nañ ute position yenn saa yi ñu bokk ndoog ñoom woor yenn saa yi ñu ute waaye ñun bu ñuy séentu tey jii nii par exemple gisuñu weer bi waaye Màkka ñu ne ñoom dañuy woor
yeneen réew yi fi nekk Niger Tchad wala yu mel noonu ñu ne ñoom tam dañuy topp màkk ci décision boobu ki nekk fii Sénégal xamu ko day dégg Mali dafay woor suba rek mu ne kon weer bi feeñ na foofu fekk na weer bi feeñu fa ñoom dañu topp donc loolu laaj na aussi nit ñi am information boobu liste boobu c'est disponible sur internet ngeen baal ma du publicité waaye am na site bu tudd moonsighting.com moo listé ensemble des pays yi nga xam ne dañuy séentu weer niñ koy doxalee ak ñii di topp Màkk ak ñii di topp Turquie donc laaj na nit ñi aussi di gëstu ci loolu ba bu ñu déggee par exemple Niger am na ñuy wax tey Niger du dépasser 29 jours donc imaginer ñu woor Niger egg ci 29 jours am ñun fii ñu ne suba la ñuy séentu waaye ñoom seen 29 jours mat na. par la force dañuy korité dañuy korité nga ne weer bi feeñ na foofu mais parce que c'est par tradition ñoom du ñu dépasser 29 jours donc yooyu yëpp il faut que. nit ñi Niger moom loolu nu ko mënee. ku nekk ak say critères rek. mu nekk ak say critères rek xam nga fi mu nekk nii fii Sénégal am nañ fi problème du problème mu ndax science ak lii ak lële c'est problème mu critère la ci biir réew mi rek kenn nee na moom ci biir Sénégal la koy séentu bu ko weesoo. information bi doyu ko keneen ki nee na fépp fu mu ko dégg ci Afrique war na ko mën a doy kii ne moom lu Màkka def rek moom loolu lay def donc ci seen biir sax xëy na réero bi foofu la jógee il faut que ñu dajaloo ñoom ñëpp ñu ànd d'accord ci critères yi. mais li ngeen ciy def at yi weesu yëpp daaw leen wax sax waaye bi ngeen seetloo ni werante bëri na ngeen indi xam-xamu di science. ak fi muy nattee fu weeru toll. bi ngeen ciy yëngu ay at a ngi nii. mën nañu wax ni mi ngi gën a tar sax juróomi at yi nu weesu. saa yu jotee rek ngeen def seen kéem kattan ba baaxee nit ñi. li science bi wax ci fi weer wi toll. ndax fi ñu toll nii la ngeen ca bëgg yéen a ngeen cee am. ndax paa yi ñu ngi leen di déglu. paa yi ñu ngi ñuy déglu li des xëj na lii gën a jafe sax mooy ñu topp information bi waaye xam naa ne ñu ngi koy déglu ñu ngi koy jëfandikoo jeune génération bi nag fa nekk génération technologie tey fi mu nekk nii ñun li ñuy wax am na ay application yu bëri yu koy joxe ñëpp a ngeeg seen ay téléphone portable li ma ci mën a jox firnde tey mooy tey kenn taxawatul di séentu jant fu mu toll pour nga dem julli timis wala julli tisbaar wala takkusaan ñëpp a ngi yor seen application muy kilifa diine beeg muy borom daara beeg muy étudiant beeg ñëpp ñu ngi yor seen application yoo xamante ne bu noddee nga xam ne heure julli jot na mais loolu astronomie moo ko joxe te amul werante ñun suñu wàll mooy ñëw fexe ba yenn erreur yi fi amoon ñu dàq ko fi bu ngeen seetloo Sénégal daan nañu wax par exemple fii lañ ko fekk Sénégal ak Màkka mënuñu bokkandoo julli 2016 ñun ak Màkka ñoo bokkandoo korité ñoo bokkandoo tabaski te science waxoon na ko dana korité ak tabaski bi àdduna bi yëpp mën nañ ko bokk donc loolu amul werante bu science ñëwee tey ci weeru koor korité bii ñu nekk di waajal korité science ñëw ne suba tey maanaam mercredi bu ngeen ne da ngeen décider sax séentu jàppale ne que weer bi mooy jiitu jant bi lu jiitu jant nag kenn mënu ko gis ndax bi ngay taxaw di séentu nekkatul ci asamaan si donc loolu nag xanaa nit keeg boroomam xam ne ko lu fi nekkul waruma mën a taxaw ne gis naa ko mais science tam day ñëw dàq toujours erreur. am na ñoo xam ne ñoom gëmmuñu loolu li ñu gëm mooy séentu seen bopp gëmmuñu ay astronomie yooyu noonu. dañuy wax ne li jiitu mooy li lislaam santaane. ak tamit cosaan bi nga xam te ne moom la ñu xamoon moom moo jiitu lii di xam-xam. ba léegi ni ñoom foofu lañ tënku. loolu du changer maanaam c'est-à-dire que science ñëwul ne bul dem séentu mais daf la ne bu dee da ngay séentu xamal ne que bés nangam jant bi. bu tëddee weer bi dina topp ci ginnaawam lii wala tey jii nii booy séentu jàppal ne que weer bi moo njëkk a tëdd jant bi donc loolu science terewu la nga dem séentu ndax loolu la charia wax donc nit ñi nañ taxaw séentu waaye commission nationale bi fii par exemple ñoom nee nañ suba la ñuy séentu alxames bu ñuy séentu suba alxames ñun science dañuy ñëw ne leen weer bi 52 minutes lay def ci asamaan si su ko weesoo fekk na mu tëdd bu ñu nee nag jant bi sow na kenn du ko werante jant bi jug na kenn du ko werante télé yeeg rajo yeeg ñëpp ñu ngi joxe heure lever soleil ak coucher soleil te kenn du ko werante bu ñu nee éclipse dina am te di ko wax aussi sénégalais yi le 27 juillet bu neexee yàlla éclipse lunaire dafay am dinañ jàpp weer bi bu weer bi jug ci asamaan si. jàpp weer bi sax waxin la rek. waaw jàpp weer sax waxin la maanaam weer bi day dugg ci takkandeeru suuf si mooy le 27 juillet lay am éclipse de la lune su boobaa day nekk loo xam ne kenn du ko werante nit ñi dañuy jàpp ne astronomie ni mu ko waxee noonu la éclipse soleil tamit même chose jàpp nañ jant bi ñëpp ànd ci d'accord mais bu
weer bi mooy njëkk a tëdd jant bi mu war a indi warante loolu defe naa. ci iid yi rek la ñuy warante weer ci Sénégal. maanaam ci loolu rek tabaski korité rek la ñuy intéressé wu ci weer bi bu weesoo kenn xamul sax fu weeru jullit bi toll. duñ ko mosoo dégg ñu werante ci doo dégg werante ci heure julli astronomie moo koy joxe doo dégg werante ci éclipse solaire doo astronomie moo koy joxe te éclipse lunaire doo am werante astronomie moo koy joxe donc loolu yëpp ñu wóolu ko. gàmmu sax amul werante gàmmu weeru gàmmu ak yeneen xew-xewu diine yi. bu desul lu dul léegi séntu ko nii ñu bëgg ci indi yenn kii mais am na loo xamante ne même boo taxawee di séntu ñu ne la kat boo koy séntu fekk na moom tëdd na ba noppi. loolu ku xelam wax dëgg yàlla nangu tuuti rek dëgg war nga xam ne que foofu werante mën na fa ñàkk. mais est-ce que yéen au niveau de association par exemple association des astronomes du Sénégal. yéen ngi waxtaan ak kilifa diine yi rawatina ñi nga xamante ne par exemple ñoo yor commission bi ngir ngeen juboo ci benn mbir maanaam ñoom ñëpp ñu tënku ci li science wax ba nga xamante ne werante jafe-jafe dootu amati est-ce que loolu yéen a ngi ciy liggéey ba nga xamante ne ñëpp di leen d'accord ci nii la ñuy defee. wala ñu ngi ciy liggéey am na yoo xamante ne sax xëy na di nga ko dox ndax. fi nga toll ci sa réew te seet ci yàlla kese lii may wax ni c'est vraiment à titre personnel sax laa koy wax association bi dafa yaatu nit ñi bëri nañ ci biir mais fi mu nekk nii à titre personnel laay wax am na yoo xam ne man dox naa ko ci sax commission nationale bi am na ñu ma ciy jokkool ki ko jiite yàlla def na daje nañ dem naa seeti ko këram. Oustaz Yane Thiam. waaw dem naa seeti ko këram yàggul sama benn mbokk taalibe gu baax Xaadim Rasul Gay dox na waxtaan ñu daje toog waxtaan man moom ak sëñ Xaadim wax dëgg yàlla seet nu ñu mën a def rek pour que information yi ñoom ñu mën ci jot ak ñu mën ko xëj na jëfandikoo donc ñu ngi koy dox am na benn daje bu fi amoon le 23 mai dafa fekkoon ma nekkoon bitim réew waaye bi ma ñibbisee jot naa compte rendu bi ñoom def nañ benn daje ministère de l'intérieur boo xamante ne dañu jéem a dajale commission yi fi nekk nga xam ne ñoom seen position bokkul ñu jéem leen dajale compte rendu bi ñaareelu tomb bi wala ñetteelu tomb bi bu ma juumul dañu ne ci résolution yi ñu jël maanaam à partir de maintenant dinañ sukkandiku ci calcul scientifique bi bu ñuy séentu maanaam du affaire scientifique bi mooy wax woor leen wala wori leen mais dinañ jëfandikoo information yooyu pour xool ñoom nan la ñuy jëlee seen ay décision te loolu defe naa ay jéego yu am solo la maintenant li des nag mooy ñu appliquer ko. ndaje boobu état moo ko woote woon kon état moo impliqué si processus bi ngir non état bi woote wu ko ci li ma jàpp ci liñ ma wax ay bonne volonté ñoo ko dox dajale commission yi mais xam naa bëggoon ci autorités yi dugal ci seen loxo moo tax ñu doxalee ko noonu def ko ministère de l'intérieur waaw mais benn comité boo xam ne ay bonne volonté ñoo ko taxawal ñoo jéem a dox loolu daal pour rafetal diggante commission yeeg yu mel noonu pour que ñu mën a bokk benn baatu wax léegi bu loolu nag sottee science yi lay doog a ñëw ne leen bés bu ngeen ko bëgg a séentoo waxtu yii la ak waxtu yële tey ci mercredi bi weer bee jiitu jant bi mais def leen attention tamit loolu c'est le rôle de la science aussi def leen attention parce que weer bu juddu di ñaan auditeurs yi ñuy déglu aussi ñu defandoo calcul bi compliqué wul weer bu juddu tey à 19h44 fekk na jant bi sow na ba noppi boo bàyyee ba suba alxames 19h44 day nekk weeru ñaata fan. fan ak lu topp. benn fan ak ay tuuti. boo nee suba alxames gisuma ko damay bàyyi ba aljuma day nekk ñaari fan. te donc loolu science mooy ñëw tam ni def leen attention tey weer bi moo njëkk a tëdd jant bi waaye boo bàyyee ba aljuma day nekk weeru ñaari fan. parce que tey ci guddi à 19h44 la weer bi juddu donc yooyu yëpp c'est des erreurs yoo xam ne science mën na ci indi possibilité solution li ci des nag mooy commission yi d'accord ci seen biir. mais science tamit day def erreur parce que comme li ñu wax rek propre de la science elle n'est pas fiable à 100% maanaam ay njumte mën naa am donte sax science du rek loo xam lu exact la. ay njumte mën na ci am loolu tamit mën na nekk loo xam te ne paramètre bu ñu war a di jël en compte la ndaxte du nekk lu science wax noonu la njumte da ci am par yenn saa yi. alors loolu aussi il faut que ñu leeral ko nit ñi science dafa am yoo xamante ne li ñuy tuddee ay théorie la théorie par exemple mën nga def benn théorie ne par exemple lii nii lay doxee nga dem ba ci biir beneen théorie ñëw changer loolu science noonu lay doxee mais beneen pàccu science bi mooy li ñu tuddee ay mesures yi fi mu nekk nii dafa nekk lu wóor gis nga tey ñii toog di déglu RFM wala di seetaan seen télé bi TFM ci àdduna bi yëpp bu amoon erreur kon chaque jour ñoom dañuy obligé changer seen fréquence su télé
xam nga li ma wax maanaam satellite yi tey yi tax ñu leen di jot seen fréquence partout ci àdduna bi loolu dafa nekk précision boo xam ne weesu na sax ay secondes. c'est exact te loolu c'est exact. c'est une science exacte moo tax tey doo toog chaque jour rek nga ne changel sa tey RFM 94 point kii la bu doon tey amul précision chaque jour ngeen ne leen déedéet démb 94 la waaye satellite bi dafa daw dem fële wala lii bi dafa kii changé leen ak yu mel noonu mesures yi tey dafa nekk lu wóor mesure weer bi. fu mu mënti nekk ci àdduna foo mënti nekk dañ lay wax weer bi li la tàqaleeg moom tey xam nañ ne weer bi dina jege suuf si yenn saa yi ba 356 000 kilomètres yenn saa yi mu sore ko ba 405 000 kilomètres yooyu yëpp c'est des informations xam ne chaque seconde ñu ngi lay jox weer bi fi mu toll digganteem ak suuf si. te xam-xam yu yàlla mayee la. lu yàlla mayee la te yàlla wax dëgg yàlla daf ñu yombalal sax mbir bi ndax ci alxuraan yëpp calcul bi day dellu si waat science bi day dellu si tey bu science defee découverte. kilifa diine yeeg ñi nekk ci wàllu religieux bi ñu ne lii yëpp yàlla waxoon na ko ci alxuraan. misaal ci jamono kuy dem ak gëléem ngay yéeg def fa ñaari at ci yoon wi. waaye léegi avion la ñuy jël. kon xam-xam ak science mu ne su ko ñàkk a boole léegi ci àddina. munu benn je pense que tey toll nañ foo xamante ne sax l'islam jëfandikoo science day gën a dooleel diine bi. day gën a rafetal diine bi ndax àdduna bi mi ngi dox foo xamante ne munoo dox bàyyi science ci ginnaaw tey ku ci feebar da ngay dem médecine bu ñu lay defal ay rajo ay IRM yooyu yëpp nekk fi woon xëj na yaa des mille wala booy jàng alxuraan sol ay lunettes te loolu xam-xam a koy defal xam-xam la booy dem aji Màkka tey li mu wax nii jëlatuloo gëléem waaye avion bi nga nekk astronomie moo tax tey avion bi mën a jóge fii egg fi mu jëm parce que lépp dañ koy calculer doo gis tali booy daw ci asamaan si doo gis tali waaye di nga egg ba fi nga jëm GPS bi permettre avion bi mu egg fi mu jëm yooyu yëpp calcul astronomie la bu ci amuloon précision chaque jour nga gis avion bu jubal Dakar mujjee ji fële ci Kenya waaye loolu yëpp tey science astronomie moo ko taxal te di laaj aussi nit ñi ñu bàyyi xel ci météo di bàyyi xel ci météo yenn saa yi di nga séentu weer bi nekk fi mu am ay niir nga ne gisuloo ko keneen mën na nekk Tamba gis ko waaye di wax nit ñi aussi ñu def attention weer buy feeñ ci Sénégal yëpp lay feeñ du nekk benn gox rek munoo taxaw tey ne weer bi feeñ na Ouest Foire waa Nord Foire gisuñu ko. loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel. bon fépp lay feeñal bu nee feeñ ci Sénégal kon gox yëpp. buy feeñ ci Sénégal pourquoi danaan feeñ na fii. buy feeñ Sénégal moom. Sénégal yëpp lay feeñ. lenn moo mën a am. mooy fii Dakar nuage yu bëri fi. waa Tamba seen asamaan gën a leer ñu gis ko waaye fépp lay feeñandoo munoo nekk ci biir benn ville biir Dakar ne feeñ na Nord Foire Ouest Foire gisuñu ko. waaw ñaari gox yu sorente daal wax dëgg yàlla ba nga xam ne nuage yi mën na sax jouer fii lëndëm fële leer mais ci benn ville moom munoo taxaw ne quartier bi gis na ko beneen quartier bi gisu ko. ci tënk daal ci loo xam ne mën na su ko indi benn laam-laame mooy weer bi dana feeñ suba. waaw ñun ci li ñu jàpp mooy suba dina nekk ci asamaan si 52 minutes fépp fu asamaan si set bu neexee yàlla nit ñi dinañ ko gis bu amee ay niir nag nit ñi ne dañuy dolli benn fan may yëgal leen ne que weeru aljuma day nekk weeru ñaari fan lay doon te dina def ñaari waxtu ci asamaan si. kon ku korité samedi tardé nga. mu ngoog jërëjëf madame Kairé association pour la promotion association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie yaay njiit la di la ñaanal yéen doog jàmm. jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène